Abdoulaye Diouf Sarr nu mu yoree nu mu gérer mbas mi en tant que ministre de la santé et de l'action sociale. oui am na sa mbokku député Moustapha Cissé Lo la tudd. mu jàpp ne yàgg que nga waxtaan bi nag yàgg nga waxtaan bi de boo ma nee Abdoulaye Diouf Sarr boo bëggoon ma répondre doo ma tudd lay waxu Cissé Lo. waaw mais bàyyi ma laaj ba pare. non mais quand même. mu jàpp ne danoo war a koo tekki xam ne nombal ñaara ko tànk dal. danoo war a tekki xam nombal nga tànk Diouf dof bi Sarr. mu dof nii da koo donn dof bi il est fou mais da koo donn man maa ko wax na ma wër fu nekk Sénégal mu woo ma ñu mu ñëw ñu waxtaan avant-hier la ma géej woo ci téléphone xam na li ñu waxtaan xam nga fi ñuy tàggoo ci xam na fan la ñu tàggoo ci wàllu téléphone gis nga un fou dafa am nu ñu koy traité ñaar la boole nag dafa dof ba pare nekk iñaan xol bi moo soxor ba pare mu c'est une personne boo xam ne mënoo ko comprendre xoolal ci keroog réunion des commissions boo xam ne les présidents des commissions ak yooyu à l'Assemblée nationale dafa ñëw di xas tudd tey Mansour Faye suboo mu tudd madame le ministre du commerce ginnaaw suboo mu tudd peut-être Abdoulaye Diouf Sarr c'est-à-dire que nit la koo xam ne mu nuttu ministre de l'agriculture ñett bu amee c'est-à-dire que Mansour Faye dañ ko jox responsabilité newuñu ko fabal ci ay homme d'affaires wala ay promoteurs yaa ma neex y a des critères même su fekkee ne loi bi protégé na ko par ordonnance y a des critères il faut déposer il y a des prix qu'on demande bëgg na rek Mansour jël ceeb bu bari jox ko mu jox doomam wala ñu jox ko mais quand même dafa am li ko te loolu la même personne ngay jox léegi ceeb moom nit la koo xam ne pour nga xam ne Moustapha Cissé Lo xaj la laa wax man maa la ko wax. non mais kàddu yooyu tam faa non c'est que boo xam nga man am na loo xam ne fu mu jaar ak man du ma benn kàddu di ko saaga ne wala di ko saaga bàyyi mais leneen lu mu dégg maa ko wax fu ma woo ma wuyu. waaw mais bu nekkee lu personnel parce que Cissé Lo li mu wax. non est-ce que tamit waroon woon dégg kàddoom par rapport gestion Covid bi mais li day mel nit ko muus am xel. te bu fekkee ne xam nga am na loo xam ne wax dëgg yàlla am na ba pare kenn mënu ci dara mais wax dëgg yàlla Cissé Lo moom dof la boole ak soxor ak kiñaan bu amee soxla boo xam ne da nga ko koy fajal ko lundi mardi bu ñëwee te soxla bi nga ko doon fajal lundi fajoo ko fàtte na bisu lundi bi nit ko amul. mais concrètement li mu wax ci gestion Covid 19. lan la ci wax li mu wax ci jàpp ne que ni ko ministre bi yore. day wax lu ko neex il a des comptes politiques yi muy réglé Abdoulaye Diouf Sarr xam nga moom borom xel am na loo xam ne du ko tontu man tontu moo ko dama koy yamale parce que loolu la xam Cissé Lo ma wax la lenn de c'est un fou mais xamul loo ko wax rek mu baal la du genre boobu il faut lui remettre ordre da nga koy woon place am loolu la xam dafa def ba pare boole ci iñaan soxor mais c'est-à-dire que dem naa ci ministre de l'agriculture na ma jox temps de gerte jox temps d'engrais ça ne passe pas demee nga xas ko ci plateau assemblée nationale wala dem dans les plateaux di ko xas nga dem demee Mansour Faye joxula ay ceeb nga jox ko sa doom wala ñu jox la ko nga dem di ko xas état noonu lañ koy gérer wala nga dem ëllëg ci ministre du commerce joxula ay DIPA nga jël sa kàddu di ko xas loolu dof la ñàkk xel la ba pare di inventer ay yoo xam ne mënoo ko imaginer Farba Ngom amul lu ma waxul man nee naa ko saa yu yëkkatee kàddu wax ma lu ma wax baal naa ko man Farba Ngom lépp lu mu Moustapha Cissé Lo wax baal naa ko mais kaddu bu mu yëkkati attaqué régime bi attaqué gouvernement attaqué Macky Sall dinaa ko delloo. te loolu. mais du ma ci xaar ndigal kenn nag. non dernièrement bu yaboo loolu nag. dernièrement attaqué wul Macky Sall dafa ne moom. décision le régime c'est quoi man xam nga lan laa mënul nekk mënu mu nekk. ministre bi non ministre bi je ne peux pas être un hypocrite régime Macky Sall bi moo ko yor ministre c'est un poste politique il a la confiance du chef de l'État. confiance du chef de l'État moo ko fa bàyyi jiital ko ministère de la santé. kon nag boo ko attaqué régime bi ñuy naan attaqué wul Macky Sall kooku c'est de l'hypocrisme alors que bu fekkee ne y a des gens qui sont des hypocrites man du ma hypocrite man lépp lu ma xalaat dinaa ko wax. mais yàgg Cissé Lo si biir APR yéen ñaar ni ngeen ko nar a jàppee daal. ci lan. saa su waxee yow nga tontu. dof la bu ñuy cadrer rek la. bu génnee gaam nga indiwaat ko ci gaam. te chaque fois yow rek yaa ko war a recadrer. non c'est que pas xam nga am na ñoo xam ne lu tax ñemewuñ ko wala am na loo xam ne peut-être ñenn ñi. jomm nañ di ko tontu wala ñenn ñi dañoo luubal wala ñenn ñi dañ leen dënk responsabilité yoo xam ne xëy na man xam nga lan laa gérer régime bu Macky Sall bi lépp lu ma xamal ci lu jubadi wala lu luubal na ko wax ci mbedd gi wala mu wax ko ci télé yi wala mu wax ko fenn maa ko wax man maa ko jox ndigal boobu lépp lu ma xamal loo xam ne jubadi na baaxul yoon mayewu ko
na ko wax xoolal ma rek Cissé Lo comment il est xoolal pour nga xam ne nekkul nit koo xam ne il est honnête à lui-même nekkul nit koo xam ne xamul sax li mu war a def xamul sax li mu war a def. yaa ngi ci dégg. saaga yi ma ci saaga ji yaa xam mbay pour lan la parce que saa yu yëkkatee kaddu wax dañ koy tontu déglu lu mu wax rek boo dégloon yi mu wax yow mi sax dootoo wax ak moom saaga ñu ne saaga ñu bàyyi man neestaan la lu ma mës a wax ci àdduna ak li ma nar a wax d'ici fukki at ak yëpp baal naa ko bu dee man kese rek lu ma saaga baal naa ko mais lépp kaddu yu mu yëkkati laal régime bi tudd Macky Sall ou tudd régime bi ci kawam laa jëm lu mu ci bëgg rek bëgg naa ci lu ko raw parce que c'est un fou dof la ba pare iñaan nee naa la dofam bi nag da koo donn maa la ko wax baayam mi ko jur laata muy làkku di wuy ji boromam ci biir néeg lañ ko defoon añ agré yëpp fa la koy fekk kon nag kooku bu defee dofam bi da koo donn man au moins sama papa nekk naa ak moom ma ay temps ba suul ko ñu xaw a avancé tuuti parce que mi ngi dugg si personnel yoo xam ne nii après day xaw a compliqué. waaw ne amul xaw a compliqué de sànq yaa ngi koy junj yaa ngi naan bataille politique la bataille de Dakar bi la kon bataille de Dakar bi moom la ñuy kii. en perspective des prochaines locales mais nous avons gagné ces élections présidentielles il faut voir les élections présidentielles yi jàll stratégie yi lan la dañu am fii au moins 49% yoo xam ne depuis 83 le chef d'état bi président de la république sortant bu nekk la gëj am fii résultat boobu 83 ak léegi est-ce que boobu téye même si téye mais local yi passé moom local yi passé Abdoulaye Diouf Sarr si 19 communes Abdoulaye Diouf Sarr rek. je suis d'accord ça c'est des élections locales de 2014. On venait d'avoir le pouvoir presque en 2012 2 ans de mandat il y avait pas un bilan boo xam ne qui était défendable boo xam ne mën nañ koo défendre mais tey li Macky Sall def ci réew mi sur les ponts rek imagine léegi boo quitté hôtel Relais nga jël. loolu mais bu nekkee ne àndoo leen tamit day métti. oui ma bu nekkee ne imagine pont yooyu ni nga koy toppee jaar noonu ba contournement VDN bi jaar noonu dem imagine ces genres de choses l'image du pays comment Macky Sall est en train de faire. mais bu nekkee donc loolu son bilan est tellement défendable te da ngay xam ne sûrement que c'est vrai les élections locales c'est pas le président mais on peut ñun ñi les politiciens ñuy élire localement on peut grignoter dans son bilan. bu nekkee ko parce que dañoo bokk ci régime bi bokk ci système bi. mais bu nekkee ne àndoo leen day métti bu nekkee ne Cissé Lo day. Cissé Lo ma ne la ay ndëgg sërëf Cissé Lo Diouf Sarr yow nga dégg fee. Cissé Lo ma ne la fan la mës a bokk fan. léegi ñëw na Dakar yan élection la mës a bokk ñu gagné. léegi de mi ngi Dakar. Touba bi mu nekkoon lan ban résultat mais xam nga kuy politique ku nekk buggul am comme carrière Cissé Lo nga dem nekk ci bërëb ñu dem ba dàqale foofu au niveau local nga dem transféré wu Dakar. maîtriser woo sax li muy tàmm di wax nit ñi maîtriser wuñ Ndiaga Ndiaye moom boo ko joxoon Jakarta ñaari Jakarta mënu leen yab militant yoo xam ne ñii di jël kaddu man maa fal Macky Sall def naa 327 xam nga ku xiif rek mooy doxalee ni muy doxee affaire politique dafa laaj wax dafa laaj nga xam looy mesurer man mii kenn man Farba Ngom kenn damaa mën a fal Macky Sall man Moustapha Cissé Lo kese dafa mën a fal Macky Sall ah Mansour Faye kese mii goro Macky Sall dafa mën a fal Macky Sall askan bi ñooy fal Macky Sall 327 millions dafa mën a fal chef d'état 327 millions saa yoo jëlee kaddu nga naan man maa fal Macky Sall sama 327 millions xam nga gàtte xel mënul weesu ci loo génnee di ko joxee rek wala di ko def rek wax ko ci mbedday Sénégal looloo waral ma ne le képp ku xam Cissé Lo bu ngeen wee dara bu mu génne ñaari téeméer jox la boo ko nangoo rek nangu nga poson ndax attan na ko wat ci mbedday Sénégal yëpp amul sutura noonu la ko yàlla bindee. léegi ñu wax tamit si gestion bi gouvernement bi bu nekkee ne am na ay ministres yu ràññeeku comme ni nga ko waxee ndax jàpp ngeen tamit am na ay ministres yoo xam ne tamit taxawaay bi ñu waroon am amuñu ko ndax tamit. non xam nga ministre yi nga xam ne am nañu taxawaay bi ñu war a taxawuñ ko am na bëri na ci. am na ci lool bëri na ci. am na si. oui mais du ma tudd ay tur. non du ma tudd ay tur. si yan ñëw ma fii pour attaquer diw wala diw. te su maman bi jotee wax ko ak naan ndox laa yemale. man sama làmmiñ nekkul jamais sama biir poos Farba Ngom su maman bi jotee rek. mais parce que jamono ju toll ni su ma ko waxee ñaar te ma yàq wala ñu naan dañ maa yónni te yónni wu ma bi may ñëw fii di def sama émission yi tàgguwuma kenn yëgul